Génération FM 93.4. ñu nañ leen bëgg nañu itam ci ànd beeg programme Génération FM 93.4 kaddu gi di bàyyi ko ca Kandé Ziguinchor en direct studio Touré Kunda waxtu xabaar yi ci wolof. danañu waxtaanee ci li ëttu jotaayu xabaar forum civil Bignona wi nga xamante doon na amal janoo ak taskatu xabaar yi ngir rek woo askan wi ci li nga xamante moo di fu ñu war a teg seen tànk ci ndorteel campagne électorale bi nga xamante ni tàmbale na niki ci dimanche gi wàllum élection présidentielle yooyu sax nañu daal di waxtaanee vision citoyenne nekk ab kuréel yi nga xamante société civile la bokk niki samedi gi daal dina rek sàkku ñu daal di amal élection yi nga xamante ni dafay daal di rek ànd ak li nga xamante ni moom moo di transparence maanaam coow bañ a ji ba itam nekk élection yu leer nañ ba lépp li nga xamante ni moom moo tukkee ci li nga xamante ni bi rek moom moo di ci mbañ gàcce yi ñëpp mun ko nangu yaatal yi dig nañ leen ko ci biir ëttu jotaayu xabaar yi xabaaru bitim réew dañ leen ko yëgee tàggat yaram itam xabaaru yëglekaay yi moo war a ndar kap yi leen ëttu jotaayu xabaar ponk waa ngi noonu des na ko faram-fàcce. Sissawa Koli. Mamadou Diatta Tons daal di moo nekk ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Cheikh Goudiaby nekk ci xarale yu tax ngeen bu ñu seetaan ak dañu déglu ci réseaux sociaux yi Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 YouTube la Teranga TV. dalee nag jàmm ci ëttu jotaayu xabaar yi ci wolof tàmbale ko forum civil Bignona wi nga xamante ni doon na amal janoo ak taskatu xabaar yi ngir rek sàkku ci askan wi nanu xam fu ñuy teg seen tànk ci ndorteel campagne électorale yi nga xamante ni mooy mandargaalu ndorteel yoon wu ñu fas yéene jëm ba yegg ci élection présidentielle yu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ci atum 2019 Abdoulaye Diallo ak i naatangam rek daan nañu xam ne ni kenn ku ci ne ci sénégalais yi na jël ay responsabilité waaye itam ñi nga xam te ñoo yor wàllu organiser élection yi nañu fexe élection yi nekk li nga xamante ni lu dul ànd ak parparloo la te dina leer nañ ànd ci ak jàmm ñu ànd ci ak Assane Sonko ci reportage. ñu ngi ci période campagne électorale jëm ci wàllum présidentielle 24 février 2019 moment bu forum civil tànn pour mën a waxtaan sensibiliser population bi waaye nag di gën a ñaax ñi nga xamante ne ñooy ndaw yi ci comportement responsable période électorale bi la Abdoulaye Diallo coordinateur forum civil Bignona. ñu ngi ñaax jeunes yi que même si c'est vrai que élection bi ñoom ñoo nekk ñi nga xamante ne ñëpp gis nañ ni considéré nañ ni ñoom ñoo mën a tax ba balance bi basculer pour benn camp ou beneen camp ñu ngi leen di ñaan ñu lànk bañ a nekk ñi nga xamante ne ñoom la ñuy utiliser pour que violence am juddu ci campagne électorale bi ñu ngi leen di ñaan ñu cultiver seen sens responsabilité ñu xool jàngat programme candidat yi xool ban candidat moo leen proposé programme buy jël ñoom seen i ambition personnelle en compte wala ambition seen localité en compte ñu bañ a topp ñi nga xam te ne dañ leen di oo ci fitna parce que fitna amul solo et bu fitna amee le plus souvent ñoom ndaw yi ñoo ciy gën a ñàkk parce que bu ñu xoolee ci ginnaaw rek ñëpp pratiquement Sénégal ci élection yi nga xam ci processus électoral ñi ci perte seen bakkan ci at yi ñu weesu ay ndaw la ñoom ñooy ñàkk ak seeni famille. forum civil ñoom nag jot nañu woo acteurs politiques yi nekk ci département bi ak région sud du pays pour élection yi mën ko def ci jàmm. ñuy ñaax aussi responsable politique yi ci différents états-majors yi que ñu woote jàmm. ñu def basé seen campagne ci jàmm ñu am taxawaayu jàmm am taxawaayu responsable taxawaayu kilifa ñu moytandiku lépp li nga xamante ne muy kàddu la muy jëf la li nga xamante ne dafa war a taal fitna ñu moytandiku ko parce que Sénégal lu ñëpp la Sénégal bu lakkee ci ñëpp a yàqule waruñu nag fexe ba suñu dëkk bi nga xamante ne suñu démocratie ñu ngi koy woy fu ne ci àdduna bi ñu war a tax ba parce que dañoo bëgg a nekk jiit rek ñu naxasaayal démocratie boobu wala ñuy dem di ci créer violence. Merci. Bignona Génération FM Assane Sonko.
jërëjëf Assane ñu waxtaanee ci élection présidentielle yooyu war a am ñaari fukki fan ak ñeent ci weeru février ci atum 2019 vision citoyenne ab kuréel la bu yëngu ci wàllum société civile bi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor daal na amal janoo ak taskatu xabaar yi itam samedi gi ñu wees li leen tax a jóg ne ci seen janoo ak taskatu xabaar yooyu rek mooy fexe ñuy sàkku élection yi nga xamante ni dafay leer ba noppi ànd ak kóolute ak itam jàmm ay ñooñu Madia Diop Sané yooyu daal nañu santaane ci ñi nga xam te ñoom ñoo di aji politique yi nañu fexe campagne électorale yi nga xam te dugg nañ ci nañ ko def ci jàmm bañ a yee benn fitna ñu dem déglu ji ki nga xam te moo wax ci seen tur Mouhamed Lamine Sow lay wuyoo. ci jamono ji ñu toll muy jamonoy élection maanaam jamono ji nga xamante ne réew mi war naa mën a tànn ki war a jiite moo xam day des am keneen ay ñëw waaye ci loolu ñun ñii di ndawi dëkk bi dajaloo ci mouvement bi ñu duppee vision citoyenne ñoo ngi fàttali li war muy tey muy ëllëg ñi nga xamante ne ñooy jongante ngir jot réew mi ci noonu fan yi wees jot nañu dégg ay woote ji nga xamante ne jurut leen lu dul ay fitna jurut leen lu dul fitna te loolu yaakaar nañ ne ñun ñii di ndaw ñi dañ ko war a moytu nan lañ koy moytoo ñun ñi xam lii fitna dañoo war a jóg wax ñëpp ne lii fitna la lii du fitna bu ko defee ñun ñii ak ñeneen ñi suñu morom ñu mën a xam fu ñuy jaar dëkk bii di Sénégal day mës a des suñu xol benn réew la te kenn du ko mës a soppi mbaa def ko muy ñaar lu yàgg ñu boole te loolu day des ci suñu xol ñii dañu war a mbooloo ngir li nga xamante ne mooy xew ci fan yii di ñëw bu ñaar fukki fan ak ñeent weesoo ci weeru février bi dañoo war a xam ni ñuy taxawoo ngir suñu Sénégal gi des ci jàmm ak salaam ci noonu mënuñoo wax te duñu wax ñii di jongante muy candidat yi ñu ngi leen di ñaax waaye itam di leen fàttali li leen war tey ak ëllëg di leen ñaaxit ñu jiital li nga xamante ne mooy jëmale réew mi kanam te fàtte ci ginnaaw li nga xamante ne mooy jëmale ñoom seen bopp seen bëgg-bëgg muy ñoom muy ñi ànd ak ñoom ñu ngi leen di ñaax ñu jiital li war a jëmale réew mi kanam bu loolu weesoo dinañ waxaat ci ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi muy ñun ñu ngi leen di ñaax di leen fàttali ne waxtu wii ñu toll waxtu yeewu la dañoo war a yeewu xam fu ñuy teg suñu tànk dañoo war a yeewu xam yan kàddu ñoo jara topp dañoo war a yeewu ci xam yan xar kanam ñoo war a bàyyi xel. muy noonu ba tey ci wàllum élection yooyu la ñuy waxtaanee rawatina campagne gi kilifa diine itam soobu nañu ci rek amal ay ñaan ngir élection yi daal di mën a tegu ci jàmm ki nga xamante ni itam def na li ni mel fii ci diwaanu Ziguinchor moom moo di Thierno Abdourahmane Diallo ni ki ci dimanche démb bi ca fële terrain basket bu stade Aline Sitoé Diatta la daal di rek dajale nit ñi ngir rek ñaan ngir bu ko defee élection yi li ñu yaakaar ci ay yëngu-yëngu yu mën a indi ci réew mi loolu lépp mën a dal ñu jàpp ni sax xambute yooyu bu mu koy amal nag ki nga xamante moo di docteur Moussa Diédhiou lañ ko bàyyile woon teewee na ko itam gouverneur région bu Ziguinchor Thierno Abdourahmane Diallo la ñuy déglu ci micro Abasidi. waaw dañu sakkoon ci mbooloo bi ñoo ñu daje fii jàng kaamil ñaan jàmm mu am ci Sénégal bi ñaan jàmm mu am ci àdduna bi yëpp surtout rawatina nag élection yi ñu jëmale ni nga xam ne soxla nañu jàmm bi fipp yu bari na réseaux sociaux yi xëccoo yi kenn ku ne mën a te foog mu am kenn rek kuy jiite mu waral ñu ne nañ ñaan yàlla te ñun ay jullit lañu am ñu benn ngànnaay bu ñu am lu dul alquran bi nañ dajale sunu kilifa yëpp yéene ci ñaan jàng ko ñaan ci ndax ñu am jàmm ci suñu élection yi yàlla fal ki muy fal
si biir ndaje gis nañu ngeen parrainé ko kii di docteur Moussa Diédhiou bu ànd ci délégation mi nga xam ne ñoom dañoo ànd ak mouvance présidentielle di le maire Abdoulaye Baldé la ma waral choix parrain boobu noonu. waaw li ko waral nag mooy man ak docteur sama wóllëre la bu yàgg ndax dafa am benn rakam ba ma bokkaloon classe may def première loolu waral suñu relation yi ñu xamante boobu ba léegi nag yàlla def moom yàlla natt ko mu doon docteur man yàlla natt ma mu xiir ma ci diine bi kon su ma wootee damay ñëw moom su ma soxlaa te mën naa dem nemmeeku loolu moo waral ñoom ñu def seen mobilisation bu takku bi ñu ñëw assister ñu ñun nag nguur gi toog nii dañu yàgg ndax ku ma xam rek xàmmee na ma si këru président de la république xëy na nag damay ku bees si ñenn ñi Ziguinchor moo tax duñ ko xam waaye nag man miin naa leen xam naa leen te xëy na ñoom tam buñ ma gisee dinañ xam ne kii lu muy wax ni loolu lu am la incha allah. Sénégal bi daal moo war a gañe ak ku mën a doon nag te kii yàlla tànn moom mooy doon président kon nag nañ delloo si sunu xel yi surtout nag responsable politique yi ndax xale yi si mbedd bi ñoom defuñu dara ñi nekk ci biir néeg yi wala nekk si seen auto climatisé yi ñoo leen di manigancé ñoo leen di wax nañ delloo si seen xel yi ñu xam ne Sénégal gi benn bopp dong la ñun ñëpp a bokk ñi yéeneante jàmm ñuy véhiculer ay messages yoo xam ne day indi jàmm si Sénégal bi ndax ñaan bi rek tam fii léegi nekkuñu ci tam du sotti kon nag loolu laay lancé appel suñu responsable politique yi ñu delloo si seen xel yi ñu xam ne élection yi jàll na fii Abdou Diouf génn na fii Ablaye Wade dugg kenn xalaatu ko woon Ablaye Wade génn na fii Macky Sall dugg kenn xalaatu ko woon kon su yàlla nammee def leen itam dina ko def waaye nag ala kulli xaali nañu fexe bu ñu am jàmm rek à la veille du 24 février incha allah. mbàkk baa ngi noonu jib na ñu war a waxtaanee xabaaru bitim réew ànd ceeg Binta Traoré ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay jaajëfal bu baax ci saawu ko lii danañu dooree xabaar yi biti réew ci république démocratique bu Congo ci jamono processus électoral bi waxtaan yi ak rapport yi yëpp dëkk yi nekk fii ci Afrique ñoom teg nañu pression Joseph Kabila ngir mu renoncer ci ñetteel mandat bi nga xamante ne bëggoon na koo amal mu doon mandat buy yëngal lool Congo bu amoon na ba tax na ci ñaari at yi crise politique bi ak yëngu-yëngu ci wàllu sécurité tax na bu ñu bëri dañoo wutali feneen maanaam ay réfugiés gestion crise électorale bu Congo mu doon lu am solo ndax bu anto dina indi stabilité ci dëkk yi ñu duppee la région des Grands Lacs d'Afrique ci république centrafricaine cérémonie bu ñu waroon a amal dimanche bi yem ak ñetti fan ci weeru février ca Khartoum lu jëm ci wàllu accord de paix bi moom reporté nañ ko maanaam toxal nañ ko ba tax na fukki groupe armé ak ñeent yu fa nekkoon ñu waroon a négocier ak gouvernement centrafricain bi ñoom mujj nañu parafé texte yi nga xamante ni ci yooyu la ñu waroon a waxtaane ba tey ci la xabaar biti réew ca Côte d'Ivoire bu fekkente ne jàppale bu ñuy jàppale ancien président ivoirien bi ak ministre am mujj naa takk suuf ci lu jëm seen libération parti FPT moom dina kontaan lool dina tax mu gën a waxtaan ci lu mu bëgg ak ay directive am ci lu jëm ci formation politique am danañu jeexalee xabaar yi biti réew ci Sao Paulo ci Venezuela ca Caracas député yi faree ci opposition bi ñoom bëgg nañoo organiser acheminement aide humanitaire bi nga xamante ni États-Unis jugoon na leen ko ci lu toll ci $20 millions boobule aide war a ñëw seen dëkk war nañ ko jaarale ci frontière colombienne ak brésilienne bi lii moom fi gënoon fës ci xabaar yu tukkee biti réew mu bàyyi ak auditeurs yi ka yeggali xabaar yi. jërëjëf Binta Traoré ci xabaaru bitim réew yooyu xabaaru tàggat yaram la ñuy waxtaanee laata loolu bàkk bi la ñuy déglu. Aïssa ñu ngi lay nuyu. ko si saw fay na la ci football la ñu tàmbale suñu tàggat yaram ak 13e journée de la Ligue 1 sénégalaise de football bu ñu amoon ci week-end bi fii ci stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor ñii di waa Casa Sport nag ñoom ñoo door ñii di waa Linguère de Saint-Louis par ñaari ball ci dara kii di Badara Sarr l'entraîneur de l'équipe di Casa Sport donc ñëwaat na ci enjeu bu mu amoon ci rencontre boobu ñu déglu ko ci micro de Moussa Ndaw. waaw jàngat bi mooy match xamoon nañ ne du nekk match bu yomb parce que football ak équipe yi nga xamante ne ñoo nekk sa ginnaaw ak période bi fi championnat bi toll xamoon nañ du match bu day nekk match bu xaw a jafe parce que li ñu daloon un peu suñu match bi passé contre Sonacos déjà loolu la ñu waxoon xale yi bëgg ñu dalaat quoi parce que déjà match boobu niñ ko doore si biir xel yi moo ñu indi la jafe-jafe yooyu bien que match la boo xamante ni waroon nañ ko mën a gagné tey aussi soo dee xool début match bi yëpp xawoon nañu am tuuti jafe-jafe parce que effectivement peut-être défensivement la ñu xawoon am problème si relance yi si organisation bi heureusement pour ñun que gardien bi mu ngi doon veiller au grain Ousmane Mané donc c'est l'occasion aussi ñu féliciter ko
donc ba pare effectivement ñoom dañuy am nañ penalty effectivement mais malheureusement heureusement pour nous Ousmane Mané génne ko si boobu nag la ñu wax xale yi que ñoom commencé léegi alerte la woon en fait loolu permettre après ñu jël match bi à notre compte suñu temps fort yi essayer réaliser dugal ay buts. bu ñu paree Badara Sarr dañuy déglu kii di entraîneur de l'équipe de la Linguère de Saint-Louis Abdoul Majib Ndiagne. waaw jàngat bi ma si am mooy joué nañu match bu yomboon bu ñu mënoon gagné d'abord ndax am nañu penalty manqué ko daaw si gannaaw ñoom ñu am coup franc dugal ko donc si jàngat la mu nekk comme at mu bees transition la dañu si defaraat équipe pour année at yi ñëw ci biir loolu jàng baax na waaye jàng bu gaaw aussi baax na ndax dina tax nga teel a yegg fi nga jëm ndax football dafa gaaw parce que résultat moo si am solo ko si même booy defar équipe il faut nga am résultat parce que boo dul gagné du gaaw yomb parce que day am doute te joueur bu commencé douter baaxul et ci biir loolu aussi maa ngi félicité équipe bu Casa Sport bi Badara Sarr au passage di encouragé sama xale yi parce que jamante nañ ko si yoon si jàmm ak salaam ak beaucoup de sportivité donc loolu lay ñaan mais di wax rek ni dañuy continuer liggéey bi rek parce que jeexul donc année bi mooy soog a jeex ñu ngi jëm retour yi am nañ benn match retard si année bi donc du ñu def lu defaruwaat rek pour repartir. donc dañuy demaat ci yeneen rencontre de la 13e journée ñu amoon ci week-end bi ñaari tali moo doon ñu di waa Sonacos par benn balle ci dara Génération Foot moo door ñi di waa AS Douane par ñaari balle ci dara Dakar Sacré-Cœur ak ñi di waa Jaraaf de Dakar dañuy def match nul ku nekk am nga sa morom benn balle AS Pikine moo door ñi di waa Mbour Petite Côte par ñaari balle ci dara ndaje bu amoon na diggante Njambur ak Teungueth FC ci bi nag ñaari équipe yi ndam dikkul ndam demul ku nekk dugalul sa morom daje bu amoon na diggante Stade de Mbour ak ñu di waa US Gorée ku nekk am nga sa morom benn bal classement la ñuy dem ci bu ginnaaw bu ñu jeexalee seen 13e journée AS Pikine moo nekk premier ci classement bi mu ngi am 25 points Génération Foot nag moo nekk deuxième ci classement bi mu ngi am 22 points Teungueth FC moom moo nekk troisième ci classement bi moom tamit mu ngi am 22 points. Casa Sport moo nekk ci 4e place bi mu ngi am 18 points ci 5e place bi nag ñu ngi fekk foofu ñuy di waa Dakar Sacré-Cœur mu ngi am 17 points ci suuf tableau bi nag ñuy di waa Sonacos ñoo fa nekk ñu ngi am 9 points. ci Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans la ñuy dem ak victoire du Sénégal ci kanam équipe du Mali par ñaari ball ci dara beneen daje bu war a am diggante Ghana ak ñi di waa Burkina Faso match boobu dañ ko repousser ba tey ji ginnaaw stade Maradi dafa am ay problème ci wàllu éclairage ci wàllu contrat la ñuy dem ak kii di entraîneur du Sénégal Aliou Cissé ginnaaw bu ñu prolongé contrat mo fédération sénégalaise de football ñëwaat nañu ci contrat boobule ñu ne kii di Aliou Cissé moom moo war a nekk ci boppu équipe nationale du Sénégal ba 2021 ñi di waa fédération sénégalaise yi tamit ginnaaw bu ñu defee signature contrat boobu kii di Aliou Cissé jox nañu ko xaalis bu toll ni 35 millions de francs CFA pour signature boobule mais ñi di waa fédération sénégalaise de football ñëwaat na encore ñu ne donc contrat bi nag du obligation ni kii di Aliou Cissé ba les finales de la Coupe d'Afrique des Nations loolu dañ ko yéene mais du loo xamante ni obligation la ci biir contrat bi mais bu ñu ko amoon tamit kii di Aliou Cissé loolu du tax ñu limogé ko ci boppu équipe nationale du Sénégal. ci lamb la ñuy jeexalee suñu tàggat yaram Eumeu Sène ak kii di Boy Niang ñaari mbër yi xamante ni ñoom waa Pikine lañu ñoom ginnaaw bu ñu amee ay combat ñoom ñaari dañuy yëkkati ay kaddu di woo bépp bu nekk seen supporter mu ñëw teewoo seen combat bi la kii di Eumeu Sène ak kii di Boy Niang ñoom ñaari dañuy jël ay décision ñu ne dinañu def lépp pour ñu mën a défendre seen couleur ci kanam seen ñaari adversaire bi puis si saawu li muy xabaar bu ñu taataan ci wàllu tàggat yaram. xibaaru yëglekaay yi ak si saawu ko li
dëll nag jàmm fan wu njëkk wu campagne électorale ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ci atum 2019 la yëglekaay yi xëy biral yëglekaay yi day xëy nañu xamal ni rek meeting ak i caravane bokk na ci li nga xamante ni day juróomi candidat yi war a bokk ci élection yooyee rek xëy nañ ko mandargale seen ndorteel élection Le Soleil yëglekaay national daal ñu xamal ni rek campagne électorale ba day daal dina tàmbale ci ak Ndakaaru Thiès Diourbel bi yëglekaay di Le Soleil nañu candidat yi foo la ñu tànn rek ngir daal di amal seen fan wu njëkk campagne électorale ya ba tey Le Soleil yëglekaay daan ñu xamal ni rek président sortant ba di Macky Sall moom day xamle na ni rek bu demee ba am ñaareel bi mandat dina def la ñu duppee parc industriel maanaam ay usine ak ñoomin seen day dana ko tabax foofee rek ca diwaanu Touba enquête yëglekaay nañu fan wu njëkk wu campagne électorale ba day candidat yi kenn ku ci ne wone nga sax doole bi yëglekaay nañu rek candidat bu Benno Bokk Yaakaar rek di Macky Sall daal dina mobiliser Mbacké ak Touba enquête yëglekaay nañu ca Thiès day Idrissa Seck moo fa wone boppam ca Ndakaaru day Sonko daal na fa amal lii di caravane waaye nag li nga xamante ni gën naa fës ci li mu wax moom Sonko mooy rek ŋàññ bu baax système te rek mu ngi koy méngale nguuru gu Sénégal gii enquête yëglekaay ba tey daañu xamal ni rek Madické Niang itam rek daal dina woneeg boppam fële ci daanu Mbacké Issa Sall moom day ca banlieue gu Ndakaaru la daal di tàmbalee campagne am départ ba amal nañ ko ci campagne électorale ba ba tax bi yëglekaay di Walf Quotidien ne ñu rek ay promesse day danañ ko déggati ni ki ñaari fukki fan yi nga xamante ni bi rek moom lañ dégmal ba tey enquête ne ñu rek diggeewaate yi day danañ ko dégg ni ki ñaari fukki fan yi ñu dégmal rek ndaxte kenn ku ci ne ci candidat yi day mu ngi ne su ngeen ma dénkee réew mi dinaa def lii dinaa def laa Le Quotidien yëglekaay moom ne ñu rek gannaaw ay promesse maanaam diggeewaate ak ay attaques yi nga xamante ni kenn ku ci ne ci candidat yaa ngi koy jëmale ci ñi nga xam te ñoo yoroon nguur gi day kii di Issa Sall moom dafa ŋàññ bu baax a baax Abdoulaye Timbo maire bu Pikine mu gis ni rek moo ko xañ stade gi mu bëggoon ngir amal fa meeting am Macky Sall moom moomee day du yegg sax premier tour lii day mooy ay kaddu yi nga xamante ni Idrissa Seck moom la wax fële ci diwaanu Thiès fu mu doon amal ab meeting am ne Macky Sall laa neen na sant yàlla bu fekkee dina dem deuxième tour Idrissa Seck xam ne na ni rek Macky Sall day mooy premier président de la République bu Sénégal bi nga xamante ni benn mandat cote lay am ndax ñaareel bi day di ko am ba tey bi léegi rek di laas la ñuy yër yi blé yoon mu daan ñu xamal ni rek Macky Sall day ca Mbàkke gi mu tollu doon amal meeting xam ne na ni rek dama ne candidat yi laa gisul kenn ki nga xamante war na maa mën a tere am deuxième mandat ñoom ñëpp kenn ku ci ne danaa la caw laas ba tey ne ñu Madické Niang moomee itam gannaaw bu mu xoolee ñi nga xam te ñoo ko wisi ci meeting am boobee day nee na bu ko neexee sax na yemala fii campagne ka ndax rek mbooloo mi won nañ ko ni moom la ñu war a fal ni ki ñaar fukki fan ak ñeent weeru février Vox Populi yéglekaay moom daal di wax rek ca ñàkkum ndox mi ca Dakar waaye itam juróom benn doomu aadama yi nga xamante ñàkk nañ seen bakkan ci ab accident ak itam coowal Prodac loolee day mooy li nga xamante ni moom ndargal ndorteel campagne bi L'Observateur yëglekaay moom daal di wax ci oto yi nga xamante ni rek candidat yi moom la ñu yor jamono yi bi yëglekaay L'Observateur nañu 200 millions de yi gars yi dugal nañ ko ci ay oto ngir candidat yi nga xamante ni bi rek ñoo war a dem xëccoo ji baatu askan wi ni ki ñaar fukki fan ak ñeenti weeru février bi yëglekaay rek ba tey di Vox Populi daal di wax ci ab accident yi nga xamante ni am na fële ci diwaanu Sicap Amitié ne juróom benn doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ci wàllu tàggat yaram record yëglekaay daan ñu xamal ni rek ngir prime de signature Aliou Cissé entraîneur équipe nationale bu gaynde yi day daan na am lu toll ci fanweer ak juróom ci ay millions ba tey ci wàllum tàggat yaram journal bi ñu duppee record ci la ñuy desandi benn record nañu CAN U20 2019 day gaynde yu ndaw yu Sénégal yi daat nañu rek defar affaire ñi di waa Mali ndaxte rek gagné nañ leen ñaari bal ci dara jàngeen jëf. muy noonu jeex na fii la ñu yëkkati jotaay xabaar yi léegi ñu fàttali leen ponk fi jotoon na fësal. Sissawo Koli. bokkoon na ci forum civil Bignona ak bu Ziguinchor doon nañu amal janno ak taskatu xabaar yi même si fekkee bu Bignona foofu lañ ko doon amalee ca diwaanu Bignona fii ci diwaanu Ziguinchor forum kuréel boobu ñu dippee vision citoyenneté bokk ci forum civil itam doon nañu amal janno taskatu xabaar ngir daal di yee askan wi ci rek bañ a yee fitna ci élection yi nga xam te moo lañu dégmal waaye itam sàkku ci aji politique gi ñu daal di fexe dox ay tànk yi tax élection yi ñu amal ko ci jàmm rawatina campagne bi violence bañ ci juddu ki nga xam te moo di rek sëriñ bii di Thierno Abdourahmane Diallo moom nag ay ñaan la fas yéene rek def ngir jàmm ci campagne électorale yi ba ci keroog ñu yegg ci li nga xam te moo di élection yi loolee mu ngi ko doon amal ni ki dem ba foofee ci doonu stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor li ngeen ci yaatali ci biir ëttu jotaayu xabaar yi xabaaru bitim réew Binta Traoré lañ ci àndaloon tàggat yaram Issa Mandiang xabaaru yëglekaay yi moo ndar kap sànq yi le ëttu jotaayu xabaar
amoon mbégte bu mag a mag leen ko doon yeggee si Sao Koli la kaddu gi doon bàyyi ko en direct studio Touré Kunda Binta Traoré moo nekkoon ci réalisation bi ci xarale gi ngir fréquence 93.4 Tons Dadi moo fa nekkoon xarale yi tax ñu mun ñu seetaan ak ñu déglu ci réseaux sociaux yi Facebook Génération FM 93.4 Twitter Génération FM 934 YouTube La Teranga TV Cheikh Goudiaby moo fa nekkoon dig nañ leen daje ci yeneen ëttu jotaayu xabaar ci wolof salaamaaleykum